Preview. asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a taamu Time for Africa TV ba di ci taataane xabaar yi li ci gën a fës nag bokk na ci langue politique bi nga xam ne jamono ji toll dafa jax lool tension bi mel ni tulleeg màlle loolee sax ñi nga xam ne ñooy opposition bi bëgg dàbbaliwaat ni ki fukki fan ak juróom-ñaar ci weer bi ngir daal di dàbbaliwaat wàcc ci mbedd mi lu nu mel nag ñoom ñu ngi koy waaj bu baax danañ wax tamit ci yenn kàddu yi nga xam ne dañ koy faral di dégg ci langue ko politique ay propos ethnicistes yi nga xam ne mat na taalum réew lu nu mel nag ñenn ñi gis nañ ne war nañ ko moytu nañ wax tamit ci ndayu parti socialiste yi nga xam ne gën nañoo boole seen doole ngir élection législative yi du dëtmal ñoom nees la ñuy def mën ci am ndam xabaar yi bitim réew yi tàggat yaram mooy ndar teppe bi de jotaay léegi tey ñu daal di yaatal ñu nuy waat leen beneen yoon yéen ñi nga xam ne yéen a taamu Time for Africa TV ba di fi seetaane xabaar yi comme ni leen ko junjee ci bopp xabaar yi attention bi nga xam ne dafa jax loole ci langue politique yi ba fu nekk kenn ku ne di attaqué sa morom lu mel nag mën na indi ak jax looloo tax sax ki nga xam ne mooy Alioune Tine di artu ñi nga xam ne ñooy camp wu opposition ak pouvoir bi ngir ñu mën ci def ndànk di moytu li nga xam ne dañ ko yëkkati ci ay kaddu mu mën a taalum réew moom gis ne jamono ji kenn ku ne war nga xar sa tànku tubay xool nees ngay def ba jàmmi réew mi ku nekk man ci bay sa waar rawatina nag ci élection yi nga xamante ni moom lañ dërmal ñu jéem a xalaat nees lañ mun a def ba lépp daal di jaar ci yoon. ci jamono bi ñu toll nag dañuy gis ci langue politique gi ay kaddu yoo xamante ni ñenn yi nga xam ne dañuy def politique dañu koy daal di yëkkati te lu nu mel nag mën na xàjjale aw askan ñenn ñi di ko duppee ay propos ethnicistes maanaam propos yoo xamante ni dafay xàjjale aw askan lu mel nag ndax war na nekk taxawaayu ñi nga xam ne dañuy def politique askan wi ñenn ci ñoom gis ne képp koo xam ne da ngay def politique war nga mooy di wax loo xamante ni maanaam dafay xàjjale aw askan ñu déglu micro trottoir bi nga xamante ni Yvon Aka ñu ko defal ak Malick Ndiaye Sow. Sénégal dëkku jàmm la fii li fi nekk bari na ci race ci culture képp koo gis am na ci culture bu mu bokk am na fu mu jógee. mais ça ne veut pas dire que ni tamit da ngay andi xeex wala da ngay andi guerre wala quelque chose comme ça non mën na bañ a nekk loolu yëpp mën nga ko régler avec intelligence quand même xam nga xam nooy tontoo nga xam nooy répondre sa morom sans pourtant nga ñàkkal ko kersa wala nga wax ko loo xamante ni si waroo koo ko wax Sénégal moo wax dëgg fa yàlla race yi bari na fi ethnie yi bari nañ fi kon ba dee boo loolu moom nañ ko teg ci suuf parce que jëmalewul suñu réew kanam. gis nañ ci réseaux sociaux yi que am na benn violence verbale boo xamante ne mi ngi am ci diggante ñaari ci maanaam ci wàllum xeet te ku wax Sénégal wax pays de la Teranga mu nekk dëkk boo xamante ne ñi nekk ci kaw comme ñi nekk suuf ñun ñëpp ay mbokk lañ donc ma ci lancé appel suñu kilifa diine yi. ñu wax ci ak kilifa politique yi ñu moytu parce que loolu mën na dem ba au-delà yàq bu muy yàq ci wàllu kaddu ndax kaddu gu ñaaw la mën na dem ba indi ay fitna ci wàllu xeex ak leneen lu demee loolu te loolu baaxul ci réew mi. jërëjëf Yvon Aka ci boole micro trottoir dañuy wax ci ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ndaw yi parti socialiste ñoom nag dañoo mobiliser waat maanaam takkatoo gën a dajale seen mbooloo li ñuy def nag mooy dañuy bëgg a préparer élection législative yi nga xam ne moo nar a am 31 juillet ñoom ñu gis ne war nañoo boole seen doole ngir loole ñu mën ci am ndam bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne mooy Bounama Sarr moom moo nekk secrétaire national bu ndawi parti boole moom mu gis ne coalition Benno Bokk Yaakaar mooy coalition bi nga xam ne moom lañ war a tànn te moo gën ci tànneen ngir dem ci élection ñu déglu ko. Nous avions convoqué aujourd'hui une assemblée générale du mouvement national des jeunesses socialistes dans ses différentes composantes. Les jeunes garçons, les jeunes filles, le mouvement des élèves étudiants socialistes, les pionniers et les arabisants. Nous les avons conviés à cette rencontre suite aux réunions de notre secrétariat exécutif et de notre bureau politique, qui sont les instances habilitées à prendre des décisions qui engagent tout le parti. Et au nom de ces directives, en tant que mouvement
des jeunesses socialistes, nous nous sommes appropriés de cela et nous avions convoqué cette rencontre des jeunes venant de toutes les régions et de toutes les coordinations du pays pour montrer notre parfaite adhésion à cette dynamique. Cette dynamique de remobilisation des troupes, de concertation afin de mieux affiner notre stratégie qui devrait nous amener à une victoire. bu dee ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum économie numérique di Yankhoba Diattara ñoom nag ñi ki démb tamit lañ doon amal seen mobilisation ci siège bu APR ñoom moom li mu gis nag mooy que ne jamono bi tension bi nga xam ne moo am ci languk politique ki dox ci diggante opposition bi ak pouvoir moom mu gis ne opposition bi sax su ne dañuy jéem a yee fitna ci bi li dëkk mu gis ne nag lu nu mel nag seen ndawi parti ñoom ñoo war a taxaw jàmmarloo ak daal ñoom daal di dakkal lu nu mel ñu déglu Yankhoba Diattara. Et dit qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui est interpellée. C'est la jeunesse de la coalition Benno Bokk Yakaar qui est interpellée. C'est la jeunesse du Sénégal qui est interpellée. L'affaire là, ce n'est pas une affaire du président Macky Sall, ou bien du président Moustapha Niasse, ou bien du président Idrissa Seck, ou bien de Madame Mimi Touré. C'est l'affaire des jeunes. C'est aux jeunes de régler la question des gens de Yewwi. Gars yi bu ñu naxante. Politique ñaar la dox la ak wax ñii doxuñu wax la ñuy def buñ ñu dàq wax ndax ñun nag ñoo am lu nit ñi war a wax ñun ñoo am lu nit ñi war a wax ñoo am lu nit ñi war a dégg wala bëgg a dégg mooy lan le président de la république di defal sénégalais yi. Benno Bokk Yaakaar 70% la ñun duñu ay 10% ay 15 ak 8%. Mani nous sommes 70% de l'électorat mënuñu am 70% de l'électorat ba pare di bàyyi ñoo xam ni ay plus fort lañ doon jàlle assemblée di ñëw di ñu perturber wala di ñu fontoo loolu on doit plus l'accepter. kon nag ci loolu la jeunesse dañ leen préparer wu il faut qu'on s'organise il faut ñuy organiser wu di organiser ay rassemblement di organiser ay mobilisation di renouveler notre mobilisation, notre loyauté et notre fidélité au président de la République et à la coalition Benno Bokk Yaakaar. ba tax na kon ci loolu rek laa leen doon invité. ci jaxaayu languk politique gi ba tey ci la ñuy deseti bi la yoon nag jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci coalition Yewwi Askan Wi ñoom ñoo tey amal conférence de presse li ñuy naqarlu nag mooy li nga xamante ni loolu conseil constitutionnel daal di def invalider seen liste ñoom nag ñi ngi xamle ne lu nu mel ñoom du nu banque seen loxo seetaan mu daal di jàll danañ ko xeex ba fa xeex waroo ñu déglu ki nga xamante ni moo wax ci seen tur. képp ku seetaan ñuy faagaagal démocratie sénégalaise bu ëllëgee soo yuuxoo na nga xam ne ci ñi ko seetaan nga bokk. moo tax ñun ñu ñëw fii tey pour wax Macky Sall ne ko lii kenn mënu ko nangu parce que nag mënuñu jël di instrumentaliser disposition code électoral nu mu leen neexee en défaveur de l'opposition ndax ñoom seen bopp bu ñu waxantee dëgg rek présidente wax na ko sànq seen liste moo waroon njëkk a daanu ndax ba ñu nee parrainage ba ëpp na ñoom ñu avoué ko wax ko ba àddina bi yëpp dégg ko ca la ñu waroon daaneel seen parrainage. Ministre de l'Intérieur moo waroon na njëkk a daaneel seeni liste ne leen du ngeen bokk waaye lan lañ ci gis dañu leen jàllale boddi ay liste yu bëri moo tax maa ngi woo démocrate sénégalaise yëpp démocrate sénégalais yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu jóg taxaw xam ne tey nag bu ñu faagaagalee kii bu ñu paree subaa ci keneen la ñu jëm moo tax ñun suñu taxawaay fii tey ñuy woote jàmm. Gannaaw politique dañuy wax ci santé ci nga xam ne moo xewoon foole ci hôpital Mame Abdoul Aziz fukki bébé ak benn yi nga xam ne ñoo ñàkkoon seen bakkan ak nga xam ne nag moo nekkoon chef maintenancier bu établissement boole kooku dañ ko placé sous mandat de dépôt lu koy tuumal nag mooy homicide involontaire ñu déglu détails yi ak Ahmed Ba.
mbir mu yees jëm ci enquête ba ñu doon amal ci deewu fukk ak benn xale ya ñàkkoon seen bakkan ci lakk ga amoon hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane. ci noonee fële ca tribunal bu Thiès juge d'instruction bi daal dina placé sous mandat de dépôt kenn ci agent yu hôpital boobee ak kii di Fodé Dione nekk chef maintenancier bu établissement hospitalier boobee. ñoom ñu ngi koy toppee lii di homicide involontaire waral ba ñu placé ko sous mandat de dépôt. ak kii di chef des soins infirmiers ak chef du service administratif bi ñoom jot nañ leen sax déglu wante dañu leen a mujjee bàyyi ñu dellu seen kër ginnaaw audition bile. niki ñetti fan ci weerum juin bi ñu nekk nag ñaari agent hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh boobee dañ leen a mujjee woon a placé mandat de dépôt mu di ak sage-femme bi di Awa Diop ak aide infirmière bi di wuyoo ci turu Kumba Mbodj. ñoom nag mujjee nañ leen yóbbu sax fële ca maison d'arrêt et de correction bu Thiès. li leen di toppee nag moo di càggante jëmale ci ay xale bàyyi leen ci lieu boo xamante ne kenn nekk fa woon waral ba fukk ak benn xale yooyee ñàkkoon ci seeni bakkan. jërëjëf Ahmed Ba ci wala leeral après nag juróomi fan yoo xamante ni teg nañ ko mandat dépôt foole ci Rebeuss Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly moom mi ngi daal di fësal condition yu metti yu xaw a tar yi nga xam ne loolu lay dund loole nag ki ko xamle mooy ku ko jege loola demoon seeti ko foole ca kaso ga. ñu déglu àll càmm ak leeral yi. boobu ba léegi nag def na juróomi fan ginnaaw bi nga xamante ne député bi di Abdou Mbacké Bara Dolly dugg na fële ca Rebeuss ba léegi ginnaaw nag loolu ñi nga ko doon toppee ci wàllum wax bu mu yëkkati woon ci manifestation ba la Yewwi Askan Wi doon ko amal jëmale ko ci njiitu réew mi président de la république wax boobu nag ñu ngi ko jàppee lii di offense ak diffamation ginnaaw bi nga xamante ne nag kenn ci ay jegeñaaleem dem na ko seeti mi ngi ñuy xamal ne nag mel na ni moom nag ay rëcc moo ci am ndax mi ngi ñuy xamal ne prison bi mu nekk nag dafa metti moom sax mësula jot ab plainte te tey gulet muy dugg fële ca prison bu ñu sukkandikoo ci quotidien Source A. ci loolu nag député boobu mi ngi ñuy confier ci Source A ñàkk ne moom nag waxul waaw wala déet maanaam jëm ci réccu ci wax ji nga xamante ne jëloon na ko jëmale ko ci njiitu réew mi di Macky Sall waaye lu ci manti am ba leer mooy ab famem nag ñi ngi jéggalu kii di njiitu réew mi di président de la république Macky Sall. xabaar yi bitim réew dañu koy doore foole ca Cameroun ak libération leader syndicaux yi nga xamante ni dañ leen jàpp lu ci tollook benn semaine ñoom nag lu waral loole dañ doon amal benn sitting ca primature bi ci altine ji ñu génn juróom benn fan ci weeru juin 2022 bi ñoom nag liñ doon ñaxtu mooy ay revendication ba tax nañu ci bari ci ñoom ci leader yi ak ñenn ñi sax jot nañ leen def garde à vue lu ci tollook juróom ñaari fan foole ca Yaoundé ñoom nag ñu ngi doon représenté conducteurs yi taxi yi car yi ak interurbain yi chauffeur routier yi ñoom nag li ñuy doon ñaxtu mooy ñu contrôler gën a ñu saytu li nga xamante ni ñooy transporteurs yi nga xam ne ay transporteurs clandestins la loolee ñu ngi ko doon amal ci mardi boole ci seen cellules yi. foole ca Togo nag gouvernement bi dafa décrété ci altine bi ñu génn fukki fan ak ñett ci weeru juin état d'urgence bu jëm ci wàllum kaaraange sécurité ci région boole di Savane mi ngi situé ci zone nord bu boole pays ñoom nag ci weer yi ñu génn dafa amoon ñaari attaque bu ci mujj nag mooy ci fukki fan jàpp fukki fan ak benn ci weeru mai ba tax na sax foole dañ fa daal di faatoon lu ci tollook juróom-ñetti soldat ñoom nag ñu ngi doon revendiqué groupe soutien bu islam foole ca boole dëkk ca Lyon ñaari doomu aadama moom la ñu faat seen bakkan loole nag mi ngi am ci gannaaw fusillade boo xam ne mi ngi am ci quartier bi nga xam ne dañu ko duppee Doucher bu ñu sukkandikoo ci pompier yi nga xamante ni ñoom ñooñu daal di confirmer loole ci information bi daal di ci BFM Lyon yeneen ñaari doomu aadama ñoom tamit dañ ci am ay gaañu yu métti gannaaw ay tuir ci minuit et demi ci benn immeuble ci secteur Balmont avenue Sakharov ci 9e arrondissement bu ñu sukkandikoo ci AFP. xabaar yi tàggat yaram liste fukki jour ak juróom-ñett yi nga xam ne dañ leen woo ci éliminatoire bu coupe du monde basket 2023
bile nag fédération bi ñoom ñoo daal di publier boole liste ñoo leen nag gëj nañ cee ràññee ki nga xam ne mooy Gorgui Sy Dieng ak Anam bile compétition nag mi ngi nar a am ci benn fan jàpp ñetti fan ci weeru juillet 2022 foole ca Égypte regroupement bu équipe nationale masculine bi nag mi ngi nar a am ci ñaar fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ñoom ñi la sax ñi nga nar a wutali foole ci Égypte ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin bi bu ñu sukkandikoo ci fédération bu basketball. résultat match Ligue des Nations champion Europe en titre Italie moom dafa mujj narmeelu ci digganteem ak Allemagne bi nga xam ne moo ko daal di daan lu ci tolloog juróomi bal ci ñaar. Pays-Bas moom dafa mujj gagné Pays de Galles Hongrie moom dafa corriger Angleterre ndaxte da ko daan ci ñeenti bal ci dara Belgique moom it dafa mujj daal di gagné Pologne. xabaar yi tàggat yaram yi sax mooy jeexal bile édition di leen jox dig daje ni ki ëllëg ci beneen jotaayu xabaar ci télévision bu mag bi Time for Africa TV télévision bi nga xam ne dafay wax ak ñun di wax ak yéen.